Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ak safoo Sunugal 24 mbégte rek la ñuy am ak kontaan te ànd ak yéen ci seen émission bii di fii lay xewee nag comme ni ma koy xëy saa su nekk émission bi nga xamante ni dañ leen di indil bépp xew-xew bi nga xamante ni ñu ngi koy doon ci suñu société bi wala bépp fait divers bi nga xamante ni soxal na réew mi tey nag ñu indil leen thème bu doy waar muy infanticide maanaam jur doom ba noppi rey wala jur doom ba pare sànni mbalit wala foos ci anam bu ñaaw mu nekk lu doy waar mais nag du ma wecc sama plateau benn yoon comme ça su ne rek dama ci ànd ak oustaz Thioune ak Moustapha Mbaye journaliste oustaz Thioune nuyu nañ la bàyyi la nga nuyoo ko internetu Sunugal 24 yi lay seetaan. aousubillahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki àdduna bi mbokki internet yi Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaay seydil bu jot salawaatullahi wa salaamu alayhi soxna Jaara ñu ngi lay fay nuyoo incha allah jërëjëf. oustaz Bassirou Thioune loolu waaw oustaz Bassirou macha allah Moustapha Mbaye nuyu nañ la. maa ngi lay fay soxna Jaara di am mbégte di dellu si si sa plateau bi nga xamante ne ay waxtaan yu am solo lañ fiy sumb ay bis bu yàlla sàkk rek ñu yaakaar ne bii pa bi nga indi dinañ ci wax loo xamante ne dina amal njëriñ askan wi ñuy teewlu saa su nekk rek suñ fi teewee. macha allah tey nag ñuy waxtaanee lu doy waar comme ni ma ko waxee woon sànq rek muy infanticide rey yi ñuy rey xale yi rey bu ñaaw bu ñuy rey xale yi te dara kenn tegu leen ko lu dul seen waajur surtout bu jigéen bi oustaz ñuy waxtaanee loolu lan la lislaam wax ci li nga xamante ni mooy jur doom ba noppi rey ko ci anam bu ñaaw. jërëjëf maam Jaara nekk na jëf joo xam ne nii jëf ju ñaaw la nga xam ne diina gërëmut ko ngor gërëmut ko te it nit ko am xolu yërmande sax war a koo bëgg. ndax doom ni mu neexee ci xol nga dem ba jur ko amoo lenn looy def lu mooy sa xel dëj nga di ko faat. kon képp koo xam ne ni mu ngi def loolu war na ko bàyyi la mu war a njëkk a bàyyi nag mooy la indi doom jooja la war a njëkk a jiital éviter ko ba du ko dal ba tax muy am doom di ko faat kon li nga xam ne nii moom la ñuy wax rek mooy jur doom daal di ko faat wala nga di ko sànni nekk na jëf joo xam ne nii jëf ju ñaaw la te jëf ju bon a bon la nga xam ne bàyyi ma yi sax buñ juree doom jëm koo uuf jëm koo nàmpal fonk ko lool yow en tant que nit ak ni la yàlla fonkee ni la bëggee amoo lenn looy def lu mooy jur doom ëlbati ko di ko sànni lu daal lu ñaaw ñaaw la soxna Jaara. macha allah tey boo ñu doon wax diine lislaam lan la wax ci loolu. waaw diine lislaam li mu wax ci loolu lu leer la ndax alquran moo ko wax di wax sunu borom subhanahu wa taala nee na bépp xale boo xam ne nii dañ koo faat te fekk moom mesure agut bu ëllëgee yomal qiyaam ay droit am dina ko kaas ndax borom bi dafa wax ne bu ëllëgee yomal qiyaam xale yooyu nga xam ne dañ leen faat wala ñu sànni leen ba ñu doxee ca faatu bu ëllëgee dañ leen dekkal juger leen ñoom ak seeni waajur yooyu moo tax borom bi di ko nettali ne wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi zanbin qutilat dañ leen dekkal yaay gi taxaw papa doom gi taxaw ñu ne ko waaw yow xale bi loo def sa yaay ba tax mu faat la loo def sa maam wala loo def képp koo xam ne nii participer na ci faat xale boobu danañu posé xale bi question lan la def ban bàkkaar la def ba tax ñu rey ko kon képp koo xam ne am nga doom suul ko na nga xam ne loolu bis boobu mu lay xaar sa diggante ak sa borom waaye it képp ku ko defagul na nga ko bàyyi te xam ne bu ëllëgee loolu moo lay xaar te it alquran dafa wax ne képp koo xam ne rey nga benn bakkan bu mu mën a doo bu ne nee na bàkkaar bi gravité gi mu ngi mel ni nga rey adduna bi yépp moo tax borom bi wax ci alquran ne min ajli zalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bi xayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka annama qatala naasa jamian wa man ahyaaha fa ka annama ahya naasa jamia borom bi nee na ci xissa boo xam ne dafa doxoon ci diggante Qaabil ak Haabil nga xam ne seen histoire la ko waraloon muy jigéen ba taxoon Qaabil rey Haabil bàkkaar bi garaaw gi mu garaaw
moo tax borom bi ne képp ko rey kenn rek daa mel ne rey nga àdduna bi yëpp. mu ne nag képp koo xam ne da nga rey benn bakkan te duhut ne kooka dafa rey ba ñu war koo rey wala muy dox ci kaw suuf si di fi yàq da nga xam ne nii li muy yàq lépp public bi àdduna bi yëpp ñoo ko bokk. nee na ku rey bakkan boobu daa mel ne rey nga àdduna bi yëpp. waaye it képp koo xam ne fexe nga ba sauver benn doomu aadama daa mel ni sauver nga àdduna bi yëpp kon nekk na bàkkaar boo xam ne nii bàkkaar bu ñaaw la waaye it bàkkaar bu jara moytandiku la te bu ñëwee ba ci kanam dañ ci indi yeneen addis incha allah. macha allah comme ni ma ko waxee sànq rek defe naa ne rey sa doom moom crime mënu ko weesu Moustapha Mbaye ñu gis que ni comme ni ma ko waxee nu ma ko laajee sànq oustaz rek infanticide yi ñu ngi koy nemmeeku suñu réew mu commencé di fi bay récemment rek ñu ngi gis li xew fi nga xamante ni mooy parcelle gaz ba nga yaakaar ni loolu lan moo koy waral. waa jar pour ñu ñëw ci cause yi dafay loo xamante ne lu yaatu lay doon parce que kenn ku nekk boo ko laajee amaana cause bi mu lay wax ak beneen bi du doon benn mais li ci mënti tënk rek te li ñuy jàpp mooy mën nañ am benn point boo xamante ne moo leen di boole mën nañ am loo xamante ne moo leen di lié te loolu boo ko dàqee ba ci biir dafay doon loo xamante ne mënoo ci génnee société bi mooy am na société bi am na ci wàll parce que dafa am ay valeurs yoo xam ne dañ koo am képp koo xam ne da nga koo ñàkk wala képp koo xam ne dañoo yaakaar ne da nga koo nar a gàkkal dafa am noo xamante ne dañ koy mel ak yow dafa am ay tur yu ñu lay traité dafa am ay yoo xamante ne dañ la koy wax ko sa waa famille donc pour gàcce googu ñu moytul la ko pour gàcce googu nga moytul ko sa waa famille pour gàcce googu nga fexe ba nga xamante ne xale bi juddu ëllëg du ko am mooy waral parfois nga gis ñenn ñi dañuy mujjee bëgg débarrassé wu ci xale bi wala avant ñu yegg ci xale bi sax débarrassé wu ci ëmb bi donc loolu lépp dañ koy def pourquoi parce que dañuy yaakaar ne dañuy déshonorer seen famille parce que dañuy yaakaar ne tout simplement seen yaay wala seen papa lii bu ko gisee dina doon benn gàcce boo xam ne xale bi du xam nu muy dëkkee ci kër gi loolu benn wàll la muy côté boo xamante ne am na benn coercition am na benn pression sociale boo xam ne dañ koy exercer ku jigéen gi nga xam ne dafa ëmb te mu nekk ci buumu sëy te borom këram ëmbalu ko wala koo xam ne dafa ëmb te nekkul ci buumu sëy donc xam nga kon loolu amul benn acceptabilité sociale bi société bi accepté wu ko du fait que accepté wu ko nag ki nga xam ne dafa fo mbaa mu jum ba mu dal ko toujours dafay jéem a fexe noonu lay rattrapé wu malheureusement ni muy rattrapé wu doon lu baax parce que dafay jéem a débarrassé wu ci xale bi wala mu jéem a débarrassé wu ci ëmb bi loolu benn point de vue bi ñu ci doon njëkk am la beneen point bi mooy lu jiitu ëmb boobu xam nga parfois tamit xale yu jigéen yi dafa am loo xamante ne dañ ciy nekk ci ba dara fekk leen te duñ soo résultat yi parfois di nga nekk caaxaan am ñaar ñett ba ñeenti copains yoo xamante ne après da nga doon jigéen boo xamante ne stable kenn xamul kan ngay génnal kenn xamul loo bëgg finalement boo ëmbee boo jubee gauche mu ne la noonu nga jub droite mu ne noonu nga dem centre mu ne la noonu donc xale boobu yow ruus nga mu judd laaj la kan mooy baayam nga nekk amul papa ruus nga ay say waajur ñëw ne la kii kan mooy baayam nga ne amul papa donc yooyu tamit mën na doon si li nga xamante ne parfois mën na pousser xale yu jigéen ñi ñiy def yenn jéye yoo xamante ne après dañ koy rëccu parce que benn période de leur vie la boo xamante ne dañuy toll di dund benn inconscience entre guillemets boo xamante ne mooy benn période de vulnérabilité et d'inconscience boo xam ne duñ ko jël sens propre mot bi mais parce que dañuy nekk ci benn cercle bu gàtt ni nga koy defee yow souvent yow yaa ko yëg yow kese wala sa yaay wala sa benn xarit wala benn cercle bu ndaw la doon du doon lu mag léegi ñooñ nag yéenee bokk gis-gis bi ngeen am du fait que ngeen bokk gis-gis bi ngeen am moo tax kenn du la ci conseillé loo xam ne ëpp na li nga bëggoon naa def parce que yéen a bokk li ngeen bëgg mooy naka la ñu def ba xale bi débarrassé wu soit ci force dañ koy dugal wala dañ koy sànni géej wala dañuy bàyyi ba oto mbalit bi ñëw ñu dugal ko ci wala léegi loolu nag mooy waral temps bu ndaw bi ngeen bëgg ourdir loolu ngeen bëgg a def temps bu ndaw bi ngeen jël pour bëgg a def seen ñaawteef boobu yëpp moo tax tubaab di wax naan un crime n'est jamais parfait temps bu ndaw bi ngeen jël du si doyee ba à chaque fois bu ngeen ko defee rek bu leen yàlla dimbaliwul tuuti bu ngeen demee quelque temps rek après dafay daal di feeñ parce que tout simplement ni ngeen ko defee moo baaxul tamit def ngeen loo xam ne tamit lu ñaaw la. comme ni nga ko waxee sànq rek man dama yaakaar ni irresponsable mënta weesu nga xoole ba sa doom ëmb ci parents yi ma ko sañ a wax nga nekkaat complice pour mu débarrasser li nga xamante ni mooy xale bi mu nekk ñaari bàkkaar yoo xamante ni bàkkaar du ko mën a ñaari bàkkaar yu rëy yoo xamante ni lu kenn mënul comprendre waaye nag foofu damay ñëw ci ndax yenn saa yi comme li ma wax sànq rek parents yi amuñu ci part de responsabilité parce que sa doom nekk en état ba yàlla may ko boppam au lieu nga soutenir ko au lieu nga jàppale ko secours ko ngay nekk di ko buntu xataar am na ñoo xamante ni sax dañuy dem génn la kër gi
est-ce que loolu tamit du encourager li nga xamante ni mooy infanticide. waaw parents yi am na parents xam nga ñun dañuy wax ni ñuy éviter di généraliser moom la ñuy extrapoler parce que boo extrapoler rek souvent da ngay def erreur parce que fi nga étude bi di nga si dugal ñoo xamante ne waruñ ci woon bokk. donc certainement am na ay parents yoo xam ne am nañ ci responsabilité mais am na ay parents yoo xam ne amuñ ci responsabilité parce que seen doom fa mu koy defee fa mu ko ëmbee ak fa mu ko defee ñoom duñ ci xam dara. duñ yëg lul seen doom jàpp nañ ko wala seen doom moo def sàngam affaire betti leen sax parce que duñ ko yaakaar seen xale boobu. donc pour dire que rek il faut ñu équilibrer ko am na ay parents yoo xamante ne dañuy impliqué wu ci infanticide am na ñoo xam ne duñ ci impliqué wu. maintenant nag léegi ñoom liñ ci war a am mooy seen responsabilité bi mooy droit de regard bi nga xam ne regard boobu pointu lay doon ci xale bu jigéen bi nekk ci kër gi. sa doom bu ëmbee koo xam ne ëmb nga ëmbaat ëmbati pour man warul ëmb ba yegg 9 mois te doo ko xam. bon parfois nag ñoom ay pexe yoom dañ koy utiliser buñ tolloo yenn période daal di lay sori jëm wut fuñ dem wala quelque chose comme ça yoo xam ne après mën na lay échapper mais lépp lu ci mënta am rek foofu dafay interpeller directement responsabilité parents yi parce que sa doom am nga benn droit de regard boo xamante ne regard bu direct lay doon boo am ci moom loolu yaakaar naa ne parent bu ko deful doo jóg si dul sa doom def na lii wala def na lee oustaz ndax comme li ma wax sànq Moustapha rek du ma wax sax parents yi mais jàppoon ni ndax société bi amuñu ci part de responsabilité parce que bu la loolu dalee ni ñu lay xoolee bët yi ñu lay xoolee dañ lay dem sax ba bedd la benn instant ndax loolu aussi du yokk li nga xamante ni mooy jëyee ji. diñ ci am responsabilité mais responsabilité bu njëkk bi yow mi ko def la. ndax xam nga doomu aadama yi dafa am lu ñu war di sóoraale. mooy kersa bi dox seen diggante ak nit. moom moo leen gën a intéressé ci kersa bi dox seen diggante ak seen borom wala sax malaaka yi nga xam ne ñooy bind bakkaar yi. yow da nga jëf sa jëf mu ñaaw ba noppi nga ne rus ngaa yor doom ji wala sa yaay ne rus na koo yor. waaye war nañu bàyyi xel jour bi nga koy def xamoo ne yàlla mu ngi lay gis rusoo ko woon malaaka yaa ngi lay gis rusoo leen woon. par exemple da nga dem ci place nga dem ci ay milieux yoo xam ne nii da nga fay fekk ay jigéen par exemple. jigéen ñëw nuyu la nga bañ ko jox loxo. mu ne da nga rusloo. mais moom dafa wax ne yow da nga koy rusloo am na ñoo xam ne nag dañ koy jox loxo ndax bañ ko rusloo mais rusloo yàlla rusloo yonente bi kon li nga xam ne moo jiitu woon te mooy xale bi ñu yar ko yedd ko jàngal ko diinaam ba am na yoo xam ne ni du ko def xamal ko lan mooy doylu xamal ko personnalité ak jigéen ni mu fooree. loolu moo gënoon ci moom ñi koy bàyyi ba muy ëmb muy am doom ñu naan rus nañ doom ji. ñu leen koy askanale. parce que loo gis rek éducation ba de base daf ci am solo mooy xale yi dañ leen war di yar di leen jàngal seen diine jàngal leen valeuru jigéen. parce que jigéen ñu xamal ko ne ko yow li gën a fort ci yow nga xam ne mooy tax góor di jël ay millions di ko def ci yow mooy sa bopp ndax boo doon góor kenn du ko def ci yow. loolu nag boo ko jàngalee xale bi jege ko di wax ak moom ba valoriser ko dina tax bu ëllëgee yu bari dina ko moytu ko te it comme ni ñu koy waxee li gën a bari ñi muy dal. mooy xale yu jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk xale bu jigéen bu rafet wala mu taaru ba noppi seeni morom man luñ mënul seeni kilifa yi mënuñ lu seen kilifa yi morom yi mënul mooy ñu ëpp leen ay moyens daal. léegi nag yow su fekkee da nga xool keneen koo xam ne ni yemu la ak moom mën-mën dina sol dara wala mu dund dara te yow mënoo koo dund tax la nga def li Moustapha di wax léegi. maanaam dem ci Massamba dem ci Mademba dem ci kële rien que rek pour tabaski bi baax wala 31 décembre bi wala 24 décembre bi réglé wu ba dara fekk la ci nag nga ne am nga gàcce pour yor doom jooju wala am nga gàcce pour présenter ko seen waa kër lu taxoon sóoraale woon loolu balaa bis boobu di ñëw soxna Jaara. waaw defe naa loolu am na solo mais nag duñu wax que ni ñëpp ku mu daal rek da ngaa bon amaana am na ñoo xam ne teguñu ko seen bopp. mën na am dañ leen a violé def loolu xamante ni bëgguñu ko def. ci loolu lay ñëwee ndax jotul yéen comme yéen da ngeen di bañ li nga xamante ni mooy avortement médicalisé est-ce que jotul ngeen nangu loolu ndax lii di infanticide mën a wàññeeku bu baax même bu fi mënta jógee sax. non non duñ ko mën a nangu amul benn ustaas boo xam ne ni bu sérieux la. di nangu avortement médicalisé parce que suñ ko nangoo rek dafa yokkaat mooy gi comme ni nga xamee ni ñun noonu la ñuy xeexee préservatif yi ñuy jaay parce que dafay may possibilité xale yi jigéen ñi pour ñu def ko donte nag am na ñoo xam ne nag tafaar moo leen ciy fekk am na ñoo xam ne dañ leen di drogué am na ñoo xam ne nii dañ leen di siif am na ñoo xam ne sax seeni ay am na ñoo xam ne seeni waajur moo leen koy teg waaw yooyu yëpp da ciy am mais su boobaa nag day may occasion ñeneen ñi pour ñu am fu ñu sukkandiku pour mën a def loolu noonu ndax boo seetloo da ngay gis ñu naan ay xale yu jigéen yoo xam ne nekk ay élèves wala ñu nekk ay étudiante seen biir saag yi ñu jàngee ji nga ciy fekk ay jumtuwaay yu mel noonu. loolu mooy xam nañ ne buñ ko defee duñ ko ci fekk. kon buñ demoon ba indi avortement médicalisé mën na am xale bu jigéen bi ne man daal su ma bettee surprise rek war naa mën a def
bu ci yéegee dara sama bopp rek ma dem hôpital ñu dil ma ko mu jeex. macha allah Moustapha ndax jàppul li nga xamante ni mooy avortement médicalisé bi ñu nangu ko ci réew mi ndax am na ci ñoo xamante ni teguñu ko seen bopp mën naa am seen waajur bu góor wala koo xamante ni seen famille ku leen jigéen moo leen ko teg ñoom dañuy jàpp que ni xale boobu bis bu màgg ak ñoom gàcce la ci ñoom wala duñ ko mën a xool ndax jotul lii di avortement médicalisé ñu nangu ko ci dëkk bi. waa Diarra am na ñoo xamante ne nag ñu ngi mëne combat boobu parce que boo suivre actualité bi am na ñoo xam ne ay soxna lañu ñu leen di wax ay féministes dañ ngi ciy def taxawaay boo xamante ne seen kéemtalaay kàttan la ñuy def pour lépp rek ngir avortement médicalisé ñu nangu ko parce que dañoo jàpp ne am na xale yoo xamante ne seen i waajur day yegg ci ñoom wala seen maam wala koo xam ne jege na leen jege goo xamante ne non seulement xale bu juddoo d'abord mën na am benn conflit de statut bi am ci niveau papa ji parce que mën na doon papa en même temps doon maam wala doon papa doonaat du kenn xamul parce que bu fekkente ne papa ji moo yegg si doom ji kenn du xam ndax papa la wala maam la bu fekkente ne mag ji moo yegg ci rakk ji wala bon inceste boo xamante ne daal day jaxase waaw day xam nan la koy xoolee mi ngi noonu kii sama lan la lay njëkk a laaj mi ngi noonu xale bi bu màggee mën na doon koo xam ne dafay yaakaar ne moom ak ñeneen ñi yemuñu parce que fi mu jaar boo juru du benn mais aussi dafay am jafe-jafe pour xam kan mooy waajuram réellement ak waajuram ak maamam ak wala magam ak yu bëri danañ jàpp ne daal mën na indi ay confusion yoo xam ne souvent boo leen xoolee ba ci biir ay xale yoon loo xam ne daal duñu bëgg lu ci bëri buñ demee ba xam loolu ñoom su noonu lañu juddoo loolu moo waral ñenn ñi jàpp ne bu fekkente ne dañoo xam ne kii dañ ko violé wala mu jaar ci inceste bu fekkente ne ëmb bi tolloogul fenn fi war nañ ko mën a yóbbu ci kër docteur ñu daal di yàq ëmb bi man dama yaakaar ne soxna Diarra balaa nga jëlaat kàddu gi loolu loo bëggoon dugal voilà dama yaakaar ne loolu buñ ko defee dafay am li ñuy wax ay effet pervers effet pervers mooy loo xamante ne li la taxoon a jóg am na yeneen mbir yu feeñ ci ginnaaw yoo xamante ne ay ñaawteef la doon wala loo xam ne yow taxula woon jóg wala soxla woo ko woon ci li tax nga wut règle bi pourquoi parce que tey ji su fekkente ne dañ ne def nañ ko beneen xale bu jigéen mën naa daggee ci làng ga ñu ëmbal ko mu ne man ki ma ëmbal sama mag la wala sama baay la wala sama nangam la déjà problème mën na posé wu foofu balaa ñu kaa gëm ak yooyu boo mat li ñu njëkk a def mooy daal di dog ëmb bi fekk ne way juróom la wala mu ñëw ne dañ koo violé lan moo ñuy leer ne dañ koo violé est-ce que damu caaxaane ji ba ñëw donc dañuy bañ rek souvent mu doon loo xamante ne ëllëg effet pervers dañuy bëri ba nga xamante ne xale bu jigéen bu jóg def naka su dul noonu après nga dem yàq ko te dara du la ci fekk te boo xoolee sax doon na mbir moo xamante ne yaakaaruma ne mën na koo saafara parce que mbirum avortement mbirum infanticide dafay loo xamante ne problème bi ci société bi la nekk mais pas ci ki nga xamante ne dafa ëmb ba ci parce que la plupart du temps ki nga xam ne daf koy def boo seetoo ba ci biir ëmb ba njëkk naa bëgg a tàqali ko ëmb bi souvent du sotti nga dem bu mu judd ngay doog a tàqali ko moom donc day doon mbir moo xamante ne pour man avortement médicalisé beneen point la moom dañ ko bëgg rek toftal ci mbir mi mais nañ def attention bu baax a baax sinon askan wi la ñuy yàq société bi la ñuy yàq parce que dafay tax loolu encouragé mooy bi dafay encouragé njaaloo te buñ encouragé mooy encouragé njaaloo dañuy dem ba nga xamante ne li ñuy wax ay valeur dañ koy ñàkk dañuy dem ba li nga xamante ne mooy ëmb doonati kersa te loolu war nañ koo mën a moytu parce que ñun si lu ñu dimbali ñi nga xam ne ay société noire lañ si ñu dimbali bokk na ci ay valeurs yoo xam ne dañ cee ngoñ xam nga dañoo wax africain souvent dafay gëm ñu bëri si ñoom bokk seen i gëm-gëm dafay sori gëm-gëm boobu sori si ñoom nga xam ne yow foo dem tey ji boo demoon ba États-Unis boo demoon beneen dëkk lu mu ñu mënti doon dina am as néew boo xam ne yow da nga koy revendiquer sa bopp donc loolu nag mooy doon loo xamante ne moo lay dimbali ba foo dem nga bañ a soppeeku carrément mais su fekkee ne dañoo fexe bàyyi ba ñi nga xamante ne dañoo ñu imposer ñu loolu ñu nangu ko yaakaar naa ne mën na jur ay musiba ci biir société bi. defe naa ni loolu nga wax am na solo mais li may wax saa su nekk rek doom moom trésor la ba tax na heure bu ñëwee ak anam bu mu mënti ñëwee jëlee li nga xamante ni mooy sa ay responsabilité xam ni àdduna moom fii àdduna rek la lépp lañ fay gis oustaz ci loolu laay ñëwee comme temps bi xoj nañu dañuy def dernière question bi rek lan nga yaakaar ni moo war a mën a doon solution bi ba jéye jooju mën fee wàññee ko bu baax. waaw solution bi demoon pour man sama xalaat mooy ne xale yi ñu yaraat leen bu baax jàngal leen seen diina xamal leen seen valeur. man daal gis naa ne loolu dara jiitu ko ci solution yi. beneen bi tam am na loo xam ne dama ko fàtte woon wax sax ci bi may wax ci yoon bi passé mooy ne ñi nga xam ne ñooy jéem a xeex loolu pour bëgg ñu légaliser ko nañu xam ne li ñuy xeex noonu lu garaaw la parce que day mel ni bëgg a jàppale ay doomu aadama ñu bëgg a samp ci réew mi loo xam ne nii lislaam gërëmu ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam sahaaba yi ridwanullahi alayhim ci jamonoom bu leen daraan nga xam ne dañuy am benn jigéen bu ñu nekkal te luñ bëgg a am ak moom doom léegi dañuy wax ne dañuy def ñu al azlu mooy
góor goo xam ne day ànd ak ku jigéen ba demee ba bëgg a yëg boppam mu génne awraam pour bañ léegi mu sotteeku ci ku jigéen ki ndax mu bañ cee jëlee ëmb. léegi nag bi ñu demee ba wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñun dañuy def loolu daf leen wax ne loolu al wadul xafi mooy jur doom suul ko boo xam ne nii da nga ko camoufler nga xam ne mu mel ni tey bu juddoo nit da nga ko nama suul. kon loolu jara bàyyi xel bu baax a baax su ko defee it kon ñu fexee nag góor ñi jigéen ñi di soriante bu baax a baax. waaw ni ñuy soriante parce que yonent bi daf ne góor ak jigéen saa yu wéete ñoom ñaar seytaane ñu ñetteel leen te it seytaane dafa wax ne sama fiir bi nga xam ne nii saa yu ma ko sànnee onze bi nga xam ne saa yu ma ko sànnee dinaa jàpp te du ma sooy mukk ñu ne waaw mu ne mooy diggante góor ak jigéen saa yu ñu wéetee rek dama naan ko ku góor ki est-ce que ku jigéen ki nobul la ku jigéen ki est-ce que ku góor ki nobul la wax ko lii proposé ko lii noonu la ñuy dem seen xel yi di tourner ba lu bari mën cee xew. kon solution yi daal bokk na ci góor ñeeg jigéen ñi di gën seen soriante. macha allah chaque jour mbégte lay am ak kontaante di la dalal ci sama plateau bi ndax lu am solo rek nga fi wax Moustapha. comme temps bi dañoo xoj danga ñuy tënk rek solution bi ñu tàggatoo ba beneen yoon incha allah. waaw xam naa li oustaz doon wax léegi rek mooy distanciation physique bi wala distanciation sociale bi ñu respecté ko rek góor ak jigéen ñi nañuy comme ni ko corona bëggee rek nañuy sorante di moytu lëkkaloo gu bëri gi ak dendantoo gi léegi nag xale dañ koo bëgg waaye nañ koy moytu ndax baaxul waaw ndax baaxul musiba yi leen daal foofu leen dikkee waaw donc ñu koy moytu parce que am bëri na lu daal xale bu jigéen ci dendandoo moo ko yóbbee donc jaara loolu boo jógee nga jottali ko sa moroom xale jigéen yi nga xamante ne ñu soriantoo daal waaw ñi soriantoo waaw ñu respecté distanciation physique ci réew mi de Moussa yaa ko wax de voilà bu ma ñëwee ci solution yi comme ni nga ko waxee dama yaakaar ne rek solution yi moom dina ci bokk xale jigéen ñi gën a def benn examen de conscience ñu gën a dellu seen xel xam ne tey ji d'abord bu dee côté diine la ñuy waxee di nga tooñ yàlla tooññar bi ko parce que da nga koo tooñ ci li nga mooy tooññar bi ko ci bakken bi nga fàtt bu dee côté àddina la ñuy wax di nga am gàcce ñaari yoon te gàcce ñaari yoon di jaakaar naa ne benn gàcce ko gën gàcce ñaari yoon mooy di nga am gàcce ñu ne dañ koo ëmbal beneen gàcce mooy mu nga ca kaso ba toog parce que dafa faat xale bi nga xam ne doon moo ko jur kon ku nekk war ngaa moytu loolu te nga xam ne parfois di nga toll si ay jafe-jafe yoo xamante ne peut-être dañ koy jàppee nattu ñu nangu ko parce que am na ñoo xam ne ni mu leen di dalee mën nañ ne nattu la parce que du seen bon moo tax loolu dal leen mais am na ñoo xam ne nag seen coobare bopp la ñoo foo ba loolu dal leen ñu bëgg ne tey du fi juddoo donc ñooñu tamit il faut que ñu assumer seen ay responsabilité ñi nga xam ne nattu la tamit ñu muñ ko te xam ne nattu moom jullit lay dal jaamu yàlla bi lay dal loolu laa ci amoon lu may propose xam naa mënoon nañ dem fa gën a sori waaye jaw fara moom mi ngi ñuy def signe rek nañu daal mbir mi jeex na. waaw voilà c'est ça lu def ci nag bi yëpp xaaju ci cin li te ba tax na Moustapha Mbaye dañuy am mbégte rek comme ni ma wax oustaz sànq rek di la dalal ci plateau bi ñu ciy am ay waxtaan yu joxante dig daje rek incha allah ba beneen yoon. waaw di la jox dig daje comme ni ñu koy joxee ñi teewlu ñëpp ba beneen yoon incha allah. ñu waxtaanee beneen actualité. incha allah oustaz. waaw kay jërëjëf soxna Diarra ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci am mbégte ak yow ci daje bi ñu daje nii di amal plateau bi. ak Moustapha bi nga xam ne suñu grand kii la journaliste bu mag la. ak caméraman ak ñi nga xam ne ñooy nekk ci gannaaw ba nit ñu mën a seetaan émission yi ñu leen di wax ne benn yoon incha allah ci Sunugal 24 jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. oustaz macha allah mbégte rek nañuy am ak kontaante ci xam-xam bu sell bi ngay ñëw duñu ko indil fii waaye noonu la ñuy def rek tàggatoo ak yéen ba beneen yoon waaye du ma pare benn yoon te gërëmuma sama caméraman bu ñaawal bi Jaw Fara nee naa ko yow loo cadre wu rek baaxul li leen indiloon j'espère que ni dina leen neex incha allah di leen jox dig daje Inch'Allah ci beneen émission fii lay xewee. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobi leen numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.